internet maa leen di bëggee di leen ziar di leen jaajëfal di leen kontaane di amaan mbégte ak contentement jàkkaarloo waat ak yéen comme ni ñu ko defee woon Malika plage bii passé noonu lañu ko defee waat Malika plage beneen pàcc bi ne woon naa leen benn pàcc bi ñoo woote beneen pàcc bi ñoo woote waat tey parce que comme ni ñu ko waxee Malika plage dafa rëy dafa yaatu kenn ku nekk war na cee mën a gis boppam jëmmal ci li nga xamante ne moom la ñuy taxawal tey nag bu ngeen ñu gisee fi ñu ngi taxaw buntu kër sëñ Mamour fi lañ ñëw taxaw kon ni ñuy waxee rek bay say weyu tànk te booy defar daa am fooy jaar ngir li nga bëgg nga mën cee àgg du ma wax ci seen kaddu mënumaa waxee ci seen kaddu mais Fallou mu ngi fi taxaw mën na wax ak ñoom ak soxna na fi laay mu ngi nii taxaw kon sama yaay ñu ngi lay jox kaddu gi di la bëggee bu baax a baax di la ziar Fallou kon yaay tëj après soxna na fi laay daal di jël Fallou ñu ngi lay ziar bu baax a baax. soxna Ndeye maa ngi lay fay bu baax a baax di la ziar gaa yi nga xam ñoo fi nekk ñëpp di nuyu presse bi yëpp waaye di sant aussi waa koñ bi damay wax ni nag dëkk boo dem am na buntu tey yàlla dafa dogal ñu taxaw ci buntu bi ndax dëkk bi yàlla dafa dogal Seydina Limaamu moo ko sanc 1904 alayhi salaatu wasalaam yonent bi yàlla bu tedd bi yàlla dogal tey ci dëkk bi suñ dee wax kan mooy buntu ci biir dëkk bi sëñ Mamour la ñuy wax parce que moom la fi ay waajuram teg mu ànd ak ñun di ñu gunge ci lépp loo xam ci lañ nekk kon bu ñu tàmbalee dara ci zone bi nga xam fi la dëkkee ñu tàmbalee ko buntu këram kon jaar nañ ci buntu ba jaar nañ ci yoon wa ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla sàmm ko dolli ko sutura yàlla taxaw ko waaye di ñaanal njabootam gi ànd ak ñun ak ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci koñ bi ñëpp parce que ñëpp ci njabootam lañ bokk ndax ku xam sëñ Mamour xam du tànk xam lu dara tey nag ñu ngi sant bu baax a baax waa mouvement MRV mouvement pour la refondation des valeurs ci taxawaay bu rafet bi nga xam taxaw nañ ko parce que set mooy lépp ci doomu aadama hygiène dafa baax parce que dafa bokk ci liy dundal nit rawatina nag ki nga xamante ni moom mooy coordonné jeune bi muy Libaas Gaye ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla na yàlla dolli ko sutura ba li nga xamante ni moom la entamé di ko dox suñu borom dolli ko ci ndam dolli ko ci taxaw di ñaanal président Ndiogou Bari Saw ci initiative yu rafet yi nga xamante ne bu ko nit ñi xalaatee ba jox ko mu laaj ay moyens mu jël engagement ne nañ ko def ngir lan suqali Malika ngir gunge Malika mu dem ci kanam bu ñu amee ku mel noonu war nañ fu ñu toll di ko sant ba nga xamante ñi ko mënta defuñu ko mën na roy ci moom di ko def kon ñu ngi koy jaajëfal moom en tant que président di ko ñaanal yàlla dolli ko jàmm di wax ni nag ñi ngi woo ñëpp waa koñ bi ñëpp ñi nga xam ñi ngi xool live bi ñu génn ñëw àndandoo xam ne li ñuy def defaluñ ko Ndiogou Bari Saw defaluñ ko kenn set ku nekk sa biir koñ yow lañ ko defal maanaam na ñëpp génn ñëw taxaw ñu àndoo jàpp ci waaye di ziar aussi di ñaan di taxaw ñi nga xamante ñooy waa ICG ci li nga xamante ni def nañu ko ba fu ñu dem ñu ànd koog ñun gunge ñu ci li nga xamante ni ci la ñu nekk wax dëgg yàlla muy lu rafet loo xamante ni saa yu ñu leen gisee suñu xel day daal di dal kon ñi ngi jaajëfal waa koñ bi ñëpp tous les associations yi fi nekk soxna na fi ñi ngi lay jaajëfal ndax tey bu ñu la gisee suñu biir gis nañ sëñ Mamour kon yow la ñuy jox kàddu nga defal ñu moo ñu tàmbali ay wa ñu daal di commencé buñ paree daal di waajal tëj incha allahu rabbi waaleykum salaam wa rahmatullah Femme Noire nuyu naa la ziar naa la di ziar ñi fi nekk ñëpp di nuyu ñëpp mag ak ndaw macha allah góor ak jigéen waaw di sant suñu borom moom mi ñu may ñu fekkee ak tal di sant di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damay toppaat ci li Fallou wax rek ndax xam naa ne li ñeen la répétition est pédagogique waxam rafet na macha allah te li mu wax loolu rek moo am war ma ci woon mën a doole leneen sax ndax moom yaakaar naa ne moo fi taxawal monsieur le maire moom ak ñoom Libaas ak xale yi mu àndal yëpp. ku lim juum ñi ngi sant di gërëm di am mbégte bu baax a baax liñ ci gën a kontaane mooy yëg nañ ne kon boole nañu ci Malika c'est une première ñuy ñaan yàlla na sax di ñaanal Ndiogou Bari Saw lu mu mën ren yàlla na mën lu ko ëpp fa mu bëgg a àgg yàlla na suñu borom defal ko ñu toogaat ba tey jii ni ñu dajaloo waatee nii commencé lii ñu gën ci kontaan ñu ne tey jii monsieur le maire mooy Ndiogou Bari Saw loolu la ñëpp di ñaan yaa nag suñu borom def ñi ngi sant sa Fanta ku baax la moom boobu ba léegi toogul xale yi kenn toogul boobu ba tey te lépp dañ koy sante waan Ndiogou Bari Saw bu ko neexoon na jox ñu ay bale rek bu ñu paree sànni ñu ay sachet ndox waaye ndekki laa ngi fi añ yaa ngi fi te lépp ci poosam la jóge kenn jàppalew ko kon kii yaakaar naa boo ko joxee instant de décision yi yëfi dina gën a yomb yal na yàlla mottali yéeneem yal na yàlla defal ñu ndam lu sedd guyu tamit suñu njëglaay jërëjëf kontaan nañ ci ñëpp ku lim juum du ñu fàtte tamit nag suñu coordonnateur waaw suñu coordonnateur tonton Faye moom mi nga xam ne c'est l'homme infatigable jàpp Ndiogou rek taw a bàyyi boobu ba tey ànd ak jigéen yeeg ñëpp macha allah tey jii ne dafa génn moo tax mu am ngànt waaye bu doon loolu moom ñu ne koy àndandoo moom xeebul xale xeebul jigéen xeebul kenn chaque jour mi ñuy accompagner ñu koy sant di ko gërëm ci taxawaayam yal na yàlla guddal fanam wéral ko ak mag ñi ne ci biir ñëpp góor ñeeg jigéen ñi bàyyiwuñu kenn sant nañ gërëm nañ kontaan nañ daal yàlla nañ commencé bismillahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabbi alamin waaw
merci sama yaay booy kontaan nañ ci kàddu yi lépp rafet na je pense que kon dañuy bàyyi gars yi ñu nekk ci liggéey bi parce que niñ koy waxee temps amul ñu bàyyi leen ngeen nekk ci waar yi di ñaanal ñëpp jàmm nag di ñaan yàlla mi am ndam yàlla ñu yàlla may ndam defal ñu ndam lu sedd ci barki Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam femme noire ngeen ki doon àndal ci biir yoonu ndam TV xel mu sell TV ak sama boy bi nga xamante ne dëgg la yaa ngi ko woon taxaw waroon dem démarrer ci liggéey bi ku wax liggéey nag wax lekk ndax nag dañ naan balaa nga naan naam ne fa nag te saako bu deful dara mënul taxaw te ñii ñooy def ci gafaka yi dara kon sunu yaay booy yéen ñi ñu fekk ci waañ bi ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen jaajëfal di leen kontaanee bu baax a baax sama yaay ma bëgg waxtaan ak yow tey ci taxawaay bi nga xamante ne jeunesse bi taxaw nañ ko waaye Ndiogou Bary Sow def ci loxoom le président du mouvement MRV ñu fekk leen ci waañ bi ngeen di togg noo ñuy waxee engagement noo gis ci engagement jeunesse bi ak li nga xamante ne Ndiogou Bary Sow mu ngi leen ciy appuyer. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ngeen fekk ci waañ bi yëpp maa ngi leen nuyu di nuyu tamit yéen ñi ñu fekk sa ci waañ bi di leen ziaraat bu baax a baax a baax jeunesse bi nag seen taxawaay rafet na ci koñ bi ni ñu gis parce que kii setal sa gox di dindi salte yi pour sa njaboot am jàmm ne ci jàmm kooku amoo fayam jeunesse bi duñ def lu dul ñaanal leen nag seen taxawaay yàlla na yàgg yaa ngi dégg lu ñu mën ren yàlla nañ mën déwén lu ko ëpp ci barki yonent bi ñu ngi leen koy ñaanal Ndiogou Sow nag wax dëgg yàlla miinante wuñu ak moom mais wax dëgg yàlla am nañ yaakaar ci moom lu tax ñu am yaakaar ci moom fii wax dëgg yàlla suuf dëj amee nga gis ko su bànneex amee nga gis ko su naqar amee nga gis ko tolla fi ne kii raam di la yóbbu su ma amee oto di la bàyyi nga dox ki lay jox dërëmam te di la jox yaakaar bu samay ay millions dina la ko jox ñu ne yaakaar lañ am ci moom tal yàlla bu yaakaar tas yàlla bu yaakaar tas ñu ngi koy feddali suñu kóllëre ak moom ñu ngi feddali suñu kóllëre yi am yaakaar ci moom nag bu baax li mu mëbee nag te bëgg ko bu gënee ci moom yàlla ko suñu borom def te gën ci gox bi mu ko bëggal nag ci barke yonent bi ko defar suñu gox rek lañ bëgg voilà defar gox bi rek parce que ñun tam am lu suñu njaboot ak suñu bopp voilà ko am yaakaar ci moom daal fi ñu toll nii nga ñaanal ko rek yàlla yaakaar boobu mu firndeel la ko mu nekk ay wërsëg yu bari nga xam ne suñu njaboot yi dinañ ci xaj ak ñun ñëpp loolu lañ bëgg bu gënee nag yàlla ko yàlla jox ci barke yonent bi loolu rek la ñuy ñaan jërë ngeen jëf ñaar yëpp lay jël maa lay teel asalaamaaleykum waa Malika Plage tubaarkàlla macha allah di sant nag sama dëkkandoo yi di sant nag sama xarit yi tubaarkàlla di sant sama rakk yi nga xam ne dañoo dëkk te macha allah dara ñaawut balaa loolu nag tubaarkàlla may sant nag sama rakk yi nga xam ne tubaarkàlla demut bàyyi ma lekkut bàyyi ma Fanta ay dara dama ne balaa ma ne Ndiogou Sow dama ko naan moom mi lekkut dara bàyyi ma demut bàyyi ma lekkut dara bàyyi ma di ko sant macha allah yàlla taxawaayam bi yàgg yàlla bàyyi ko njabootam bañ di ko weer ak a wéri di sant nag macha allah sunu soxna sëriñ bi dina fi laay madame laay di wax ne Ndiogou Sow ñun amuñu lu suñu doom yi rek ndax xale mooy yor réew ëllëg la jeunesse mooy yor réew ëllëg ndax ñun mag ñi su tubaarkàlla suñu wàllu wéy na waaye xale yi ñoo yor réew ëllëg di wax ne Ndiogou na jàppale xale yi naa sax moom mi ngi ci ndax moom tubaarkàlla Ndiogou Sow li koy wax rek bu naqar amee yàlla na yéex mi ngi fi su baax amee yàlla nag continuer mi ngi fi boole dërëm ak junni nag di joxe ay enveloppe am di joxe mag ñi di jox ndaw ñi man mii damaa yor daayira xel koom at mu jot fa xel koom jaaga yi su ma ko taxawalee dem ca këram enveloppe la may jox di ko ñaanal nag li mu bëgg yàlla ko am. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm ci kàddu bi di ci boole suñu bés bu mbétte bi tey biñ ñu defal te duñu ne guléet ndax ci la dëkk ak ñun Ndiogou mooy koo xamante ne mënuñ koo fay ndax man ñun bi ñuy commencé di ànd ak moom ñun 3 personnes la ñu woon man Awa Diallo madame Keita ba tey ji ne mbooloo yi fekk ñu fi te musul découragé benn yoon Ndiogou moo fi njëkk indi santé des forces de santé fii ci Malika yaa ngi dégg lu nekk mi ngi ci ku feebar mi ngi ci ku jàkk yi mi ngi ci fu amul ndox mi fa moom moo fi njëkk indi robinet këram fii ci Malika Plage gii te ku fay xëcc robinet rek ci këram dañu leen na nga teg caution mais lépp gratuitement la ko joxee ba këram gu mu nekk ni fële jeunesse yi ku fi am problème Ndiogou ku fi feebar Ndiogou ku fi am jaaxle Ndiogou kon def na fi loo xamante ne ñun mënuñu koo fay yaa ngi dégg surtout man Fanta Aidara aw ma sago ci moom waaw aw ma sago ci moom barki Demba Ndiaye dong la sama doom bi gaañu fii balaa maa gis kenn moom laa njëkk a gis dafa wax ci guddi gi ay 23h ñoo fëgg ma wàcce fa lépp dëj bi yëpp moo ko def sama dërëm demu ci kon fu mu toll ne man
ay waxam daal du mënuma cee sori parce que Ndiogou taxaw na Malika taxaw boo xamante ne Malika bu demee ba àgg fi tey rek wallaay lazim Ndiogou Sow moo tax te am na ay moromam yi fi nekk ñoo xamante ne mun nañ koo def te defuñu ko mais xoolul kenn. ci dëkk bi di jiital nuyoo tamit sëñ Mamadou nga xam ne mooy sëriñu Malika je ne saurais poursuivre sans pour autant que me remercier waa ji nga xamante ne ni ki nga xamante ni la personne qui est à mes côtés nga xamante ne ni mooy Ndiogou Bary Sow ku ko xamul dégg nga ko ci Malika ku ko xamul dégg nga ko ci Sénégal ku ko xamul dégg nga ko ci gox yi fasantikoo yi à travers son social à travers les actes qu'il fait un peu partout au Sénégal li muy def yemul ci Sénégal yemul ci Malika tout le monde en bénéficie donc Ndiogou Bary Sow njukkal ak ngërëm cant ngërëm ñeel na la au nom de la jeunesse. Donc je ne saurais poursuivre également sans pour autant lancer un vibrant hommage à la jeunesse qui est celle malicoise, la jeunesse qui fait ma fierté, cette jeunesse de mon espoir, la jeunesse de l'avenir. La jeunesse n'est pas seulement une étape de la vie. C'est une forte énergie, une énergie qui est brute, c'est une promesse également. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes doutent. Ils regardent autour d'eux et voient des portes qui sont fermées, des rêves qui sont brisés, hein? Des efforts qui semblent invisibles. Donc on leur dit d'attendre leur tour. À quand viendra leur tour? À quand viendra le tour de la jeunesse, surtout celle malicoise? Alors, je vais vous dire ceci, sans détour, votre valeur ne dépend pas de l'opportunité qu'on vous donne, elle dépend de ce que vous décidez de faire, même quand personne ne vous regarde. Oui, le monde peut-être est juste, oui, les chemins sont parfois plus longs, plus durs. Mais ce n'est pas une raison pour vous d'abandonner. N'abandonnez jamais, je vous donne un conseil, n'abandonnez jamais. Moi personnellement, je n'abandonne pas. Ce grand homme-là, il n'abandonne jamais. Donc n'abandonnez jamais. Plus long, plus dur, mais ce n'est pas une raison pour vous d'abandonner, mais l'occasion de devenir plus fort. C'est une occasion pour vous de vous forger, de devenir plus fort. À l'occasion, voilà, ce n'est pas une raison pour vous d'abandonner, mais l'occasion de devenir plus fort, plus lucide, plus déterminé. Le monde n'attend pas une jeunesse parfaite, mais une jeunesse engagée, une jeunesse qui est consciente, une jeunesse qui a des ambitions. Alors, levez-vous, chère jeunesse, levez-vous, pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour ne rien regretter à l'avenir face à vous-même. Parce qu'au final, la seule vraie défaite, c'est de ne jamais participer à son développement, à ma sainte ville Malika, à la jeunesse. Je vous salue. Hier, on a eu à faire un thème on a eu un débat dont le thème portait sur la jeunesse et son destin. C'est une belle initiative qui a été, dont M. Ndiogou Sow a été l'initiateur et toute son équipe. Je vous salue de passage. Je salue également toutes les femmes battantes qui sont derrière M. Ndiogou Bary Sow. Bon, sur ce,
émerveillé, comme son nom l'indique, mouvement de la refondation des valeurs. Actuellement au Sénégal, on fait face à des défis. Un fléau qui est la perte, la crise des valeurs. Comment va-t-on faire pour subvenir à toute cette jeunesse-là? Comment va-t-on faire pour les sauver, les ancrer dans la société, pour que la jeunesse sache qu'elles sont une partie intégrante, une partie très importante, même une partie cruciale pour le développement et pour la réussite de leur avenir. Merci, je remercie tout le monde, en particulier maman Nafi, maman Fanta, à travers les deux. On remercie toutes les femmes du monde, elles sont spéciales, elles sont battantes, sans pour autant oublier de vous remercier toutes ces jeunesses qui est là, UCG, la jeunesse qui est là, vous les médias, voilà. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi sant mbooloom ñi fi teew ñëpp di wax alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim. Vraiment di rafetlu li nga xam ne tey def nañ ko Malika Plage muy démb tee débat bi nga xam ne ndaw yi organisé nañ ko tey ñu xëy nekk ci set setal bi nañ ko sante sunu borom mais gërëme ko ñi nga xam ni ñooy Seydina Limaamu te ñi ko fi toogal tey di sëñ Mamour di sunu buntu ci lépp ci dëkk bi ñu teg jël sunuy nuyoo yëpp ak sunuy ngërëm teg ko ci loxoom parce que yombul nga am kilifa diine bu mel nii mu dégg jamono mooy dégg jamono mooy lépp loo xam ne luy développé gox bi la luy nekkul rek ci allahumma salli ala Seydina Muhammad ak dem ci jàkka jeeg tudd xale yi mais mi ngi ci luy développé dëkk bi mi ngi ci li nga mi ngi veillé ci aussi li nga xam ni mooy jeunesse bi. loolu suñu amee kilifa yu mel noonu kon lii sabab bi ñoom la dañ leen koy gërëmee bu baax mais li soxna si wax léegi rek man ñetti baat rek laa ciy wax parce que ñi organiser dama leen ni ñoom bu ñu ñëwee fekk si leen ñoom ñooy décider li ñuy wax ñoom ñooy décider la ñuy def parce que nit it doo ko jox bopp ba pare di rocc ci làmmeñ bi loolu mënul am sens kon dañ leen di jox seen temps ngeen jël wax li ngeen bëgg a wax mais man dama bëgg rek ngeen veillé ci ñaari affaire soxna si dafa wax bu am solo léegi dafa ni bu leen mos a bàyyi Cheikh Anta Diop day wax ni liñ lay wax li la tubaab bi da wax ci sa langue lim lay waxal yow ci sa langue bu la ko tekkiloon yow ci sa langue da ngay jël yat dem topp ko dóor ko nit du xeeb boppam te nit mënul développer lu dul ci ay culture am lu dul ci langam ñu bëgg nag tey ndaw ñii fi toog ëllëg xoolal oto mbalit li ñuy rombe Malika lépp lu bon ñu indil ñu ko te lépp lu baax ñu jël ko yóbbu kon Malika moo war a jóg taxaw yéen a war a jóg taxaw ci loolu li ngeen ci taxawee lenn la mooy élection ay yuuxu du ko gagné ay carte moo koy gagné yéen ñi nga xam ne liste bi su ubbee na ngeen sensibiliser xale yëpp ñi nga xam ni mën nañu voté ñu dem changer ci seen carte électeur voté ñi nga xam ne mënuñu voté aussi ñu sensibiliser leen ci nga xam ne mooy dugg ci kër yi dugg ci xale yi parce que xale lu muy ñëw di ko wax mag ne ko yaay lii laa bëgg papa lii laa bëgg dana ko bàyyi xel même ñi mënul voté ñi ngi leen di woo ci loolu kon li ma leen di woo mooy du yuuxu du tàccu mais dama leen di woo ci ñu ànd defar Malika Malika nag képp ku ko jóg pour defar sunu borom dana la jàppale parce que dëkku Seydina Limaamu la te Seydina Limaamu da koo beral loxo kon ñi ngi leen di woo yéen jeunesse bi mag ñi góor ñi ndaw ñi ñu jàpp Malika defar ko mais jàpp département bi defar ko am nañ possibilité bi am nañ relation bi te sunu borom jox nañu aussi xam-xam ouverture boo xam ne mën nañu defar Malika te Malika lu yomba defar la parce que am na barke am na ñaan te am na potentiel boo xam ne tey mën nañ ci jaar pour defar Malika loolu nag foofu rek la ñuy wàccee sunu kàddu mais di leen wax ni ñaax leen xale yi ñu continuer waxtaan ak mag ñi waxtaan ak ndaw ñi ba pare continuer xool ci yan idée la ñuy defar Malika ñun Malika amul centre commercial Malika amul Auchan Malika dañ ñu teg comme ay fakir amul sax banque te xool leen Malika tey ni mu mel te ñu jàpp ni sunu littoral bi tey mën nañ fi def stade boo xam ne tey waxuma la xale yi di ci fubal sax mais retombées yi muy indi rek mën na dundal dëkk bi sunu fii tey nga xam ne fii la xale yi di fubale loolu mënatul nekk stade parce que dafa nekk ci biir dëkk bi su xeex amee tey su match amee tey nit ñi dañuy xeex di reyante di dóorante ba pare di agressé nit ñi loolu dañ ko war a combattre pour mu dañ su fekkee ne Yeumbeul Nord ñoo mën a tabax stade ci littoral bi waxuma la ak ñun Malika ñi nga xam ne ñoo leen ëpp espace loolu nag politique la boo xam ne ñun li ñu war a def espace yoo xam ne ay équipement yoo xam ne war nañ ko indi ci Malika loolu mooy sunu projet te liñ ci bëgg a def looloo ci gën a tuuti vraiment ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. jërëjëf monsieur le maire. léegi ñu dox jëm ni
Palaas bu setee moom moo tax de waaw Malika Palaas bu setee moom la